digital jërë ngeen jëf auditeur ak internet yi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel ci RFM 94.0 waaye suñu ay page bokk na ci Facebook beeg site boobu nga xam ni moom mooy rfm.sn donc ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax baan maa ngi lay ziar naa la sama waaju maa ngi lay ziar di la bëgg bu baax a baax di ziar Ndiaye di ziar ñëpp ñi nga xam ñi ngi ñuy déglu ak di ñu seetaan waaw di leen wax rek waaw yal na leen yàlla may jàmm yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci biir kër yi def ko ci bërëbu liggéeykaay yi def ko fépp foo làmb rek làmb jàmm da ngay fàtte waaw yàlla saa yi da ngay fàtte ni da ngaa tekki sa masque après da nga koy takkaat non dama koy xam nga micro xam nga tey Alaaji Assane fii nga toogoon la toog te fu ne lay dugg day sa te moom mu ngi sëqat moom Alaaji mu ngi sëqat moom fu ne lay dugg moom mu ngi sëqat moom waaw fu na ko dem taxaw aéroport moom nga xam ne affaire yi excès rek waaw loolu la wala muy dugg ci town bi moom mu njëkk cee ñam waaw loolu la ci ñàkk yi wala ba war na bokk na ci ñi war a njëkk a ñàkk ndax sonal na nit ñi ci yëf yi dëgg la de waaw bu amul fenn amul damaa jël congé amul damaa nekk fii fu mu nekk dañ ko loxote ji ñàkk ko njaay ñoo xam ni moom seeni ñàkk public la war a doon loolu laa war loolu borom yu tur yoo xam dëgg la de ne ci télévision nationale lañ leen war a teg ñàkk leen président waaw Alaaji Mbaye Peex ko wax nee na ko président yaa nu jàngal raxasu waaw moom il faut mu wane yoon yaa nu jàngal raxasu et ñoom El Hadj Assane Gueye mi yow mi kan yow Aba waaw yow day xanaa war a ceeb Pape Cheikh waaw DJ Boubs ñooñu nga xamante ne ak yow mi Ndoye Bane ak yow mi toog kan man nga revue de presse man carnet de vaccination sax aw ma ko ba may gone di nga vacciné wu de non danaa ñàkku kay dinañ la vacciner buñ ko doon jaay sax dinaa ko jënd ñàkk waaw dina màtteem du màtte dëgg la de ñàkk gis nga dem ñu pikiir la ko même bu daree ngay ñëwaat ñu ñàkkaat la moo gën fuuf lii ñu nekk dëgg la de ay masque yi dul jeex guddeeg bëccëg yamal fii toog leen fii ba pare waaw daantante leen indépendance googu ñu xañ la ci nit loolu nañ dem ñàkku ji waay nañ ñàkku ji nañ dem ñàkku ji nañ ñàkku ji lii jeex ñu nekkaat suñuy activité parce que ñun loolu la ñu xam demlante dikkalante lii moo xew fii kan moo ko fay nekk ak yooyu ñun loolu lañ xam ci ambiance googu lañ xam nanu ñàkk lii jeex ñu continuer suñuy activité ñaan yàlla ñàkk yi ñëw ak jàmm ñu ñàkku ci gis ci njëriñ maa ngi lay siyaar sama waay maa ngi delloo siyaar bu baax yaa ngi am jàmm maa ngi sant alhamdulilah maa ngi nuyu inspecteur maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu Laris partenaire ci xalaas Laris bu ñu ko déggee benn sérum américain la boo xam ne dafa am doole lool ci karaw bu fekkee da ngay yar sa karaw moo xam karaw bi gaawut a sëq wala bu fekkente ne karaw gi mooy karaw yoo xam ne dañuy gaaw a dee nga bëgg muy dundaat utiliser Laris ndax benn produit la boo xamante ne ji ñi ngi ko defaree ba Amérique ay biochimiste yu xereñ ñu nekk foofu ñoo ko liggéey jaarale ko ci laboratoire yi mu war a jaar seet ko saytu ko seetantal ko ba pare enrichir ko ci ay vitamines yoo xam ne dafay lu essentiel ci croissance u karaw lu ci mel ni biotine loolu mooy Laris fii ci Sénégal ñu indil leen ko jox ko Lay cosmétique mu yor exclusivité bi di ko jaay mi ngi marché Sandaga képp koo xam ne bëgg nga ci détail gros wala de micro wala ay information wala Lay cosmétique marché Sandaga 77 656 98 77 656 98 beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas moo di CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal nga xam ne spécialiste ci wàllu sanitaire fii ci réew mi ñëpp nee nañ moom la champion matériel irrigation ñëpp xam nañ ne moom la ndax matériel yi mu ci yor mais également di liggéey lu am solo ci tuyauterie ak plomberie garantie qualité ak originalité la boole 33 821 14 80 comptoir commercial de plomberie du Sénégal mais également 77 517 98 29 wala 77 401 55 69 établissement waa Kër Serigne Touba Fall et frère ñi indi vite fait yi vite fait di gamme boo xamante ne ji ci nekk daa bari ndax am na cuuraay bant buy dàq yoo am na pompe boo xamante ne ji da leen di tàggale ak ay mbóot ak i weñ am na également frotté vite fait moo xam pommade la wala tube yemu ci am na pâte dentifrice vite fait yaa ngi ma doon laaj beneen vite fait sànq ñu ngi ko doon waxtaanee fële sànq waaw boobu xam naa dinaa laaj ñoom Modou nag ñoom Moustapha Fall bu nu paree rek nga woo leen vite fait moom dafa war a daje réew mi ma ni Ndiaye en tout cas gaamu vite fait yi waa ay ak établissement waa Kër Serigne da nga sañ wax rek ban xalaas yu njëkk lu mu wax 77 555 11 11 77 696 34 67 77 441 06 38 moom ngeen mën a jokkoo ak établissement waa Kër Serigne Touba Fall et frère lu ñu indi ci gaamu vite fait rek boo ca wootee ñu leeralal la. waaw yow Bane. yàggumaa toog fii di wax. Njaay mii di ma feree naan ma am na wax yoo xam ni ay waxi biir néeg la. ak wax yoo xam ni ay waxi pénc la. waaw ok. démb xëyewu leen fi waxi duus. loolu du waxu biir néeg. dama leen a mënal dara. Bane. waaw xalaas bi njëkk nga ne lu mu wax. yeeti nit ñi rek. yee leen rek surtout étudiants yi ak les jeunes entrepreneurs là xale yi nga xam ne ñuy am ay porteurs de projet lañu. ñu moytu internet bi
mais lii ministre bee wax wala. du ministre des finances. waaw. moo wax. déet waxul. ay ñag ñooy nekk ca àll ci bene. wala ñu nekk bii ci yeneen i dëkk. defar seeni document yónnee la ko. ni la ministère des finances dañuy appuyer les jeunes entrepreneurs. yéen financé. defal def benn lien. étudiants yi ak jeunes yi di ko envoyé seen biir. rempliral formulaire bi teg la ci benn yoon di yoon ba yegg ba dóor la nag ne la frais de dossier 100 et quelques mille nga envoyé leen ko mais nit ñi duñu xool ministre des finances yi nii soo jotee loo xam ne leeru la doo woote ci numéro téléphone ministre des finances 33 nangam jot man de damaa jot lien bu naan ma nangam ak nangam ndax foofu la ñu tontu la waaye ay numéro yoo xam ne ay 0026 lay tàmbalee ay 0025 0036 yooyu du Sénégal déglu ndaw si. sama benn xarit moo ma yónnee lien xamal ma ni dañu ne ministère des finances et du budget dañuy joxe ay subventions pour jeunes entrepreneurs maanaam ñi nga xamante ne dañoo am ay projet te seen loxo jotul ginnaaw soxla amul bëriwuñu doole pour ñu jàppale leen ma cliqué ci lien bi ma cliqué ci lien bi ma dem benn formulaire en ligne à remplir ma remplir formulaire en ligne bi ak sama tur sama sant sama adresse email ak ci projet bi ma bëgg liggéey ma yónnee leen ko affaire bi def une semaine ñu yónnee ma benn email ci sama adresse email benn lettre bi ñu ma yónnee mu ngi porté soowu ministère des finances et du budget ak cachet ministère des finances xamal ma ni dañ may jox beneen formulaire à remplir au stylo pour ma scanner ko envoyé waat leen ko te email bi ñu may envoyé message bi tamit email bi mu ngi porté emailu ministère des finances la man nag ma daal di leen di remplir formulaire bi ñu ma jox noonu photocopier ko remplir ko scanner ko yónnee waat leen ko formulaire boobu ñu ma jox dañ ma ciy laaj sama tur sama sant sama carte d'identité ak sama numéro compte bu fekkee am naa compte ak banque bi compte bi nekk léegi man nag sama xel xaw a ñaaw mais comme dama gisoon cachet bi ministère des finances ma dugal quand même numéro compte bi heureusement numéro compte bi ma dugal ak banque bi compte boobu awma fa dara mu def une semaine ak sama photo carte d'identité mu def une semaine ñu envoyé ma beneen email ne ma sélectionné nañ la bokk nga ci 46 personnes yu ñu sélectionné pour subventionner seeni projet waaye dañu gis ne yow inscrire ci association bi di joxe projet yi ñu ne association bi mu ngi tudd GEN Global Entrepreneurship Network ma def ay recherche gis ne effectivement association existe na léegi ñu ne da nga war a inscrire ci Global Entrepreneurship Network boobu cliquer ci benn adresse email bi ñu ma yónnee ne ma naa fa yónnee demande d'inscription ma yónnee demande d'inscription bi ma yónnee demande d'inscription ñu tontu ma ni ma inscription yi nag c'est frais d'inscription yi c'est à une valeur de $165 $165 mu ngi nekk 108 250 francs CFA léegi bi ma gisee ñu laaj ma loolu sama xel ñaaw ma xalaat ne xanaa bu ñuy wut di jàppale jeune pour mu liggéey duñ ko laaj dara frais d'inscription subvention du ànd ak frais d'inscription léegi nag ma dem ci site ministère des finances léegi bi ma demee ci site ministère des finances ma gis ne effectivement ñi gisuma fa benn allusion gisuma ñu bind dara luy def allusion à ce projet là sama xel ñaaw du coup ma dem yóbbante ay nit pour ñu wutal ma renseignement ministère des finances am koo xamante ne fexe naa renseigné wu ba ni ma ministère des finances loolu existé wut projet boobu amul foofu te li gënoon tey sama xel fekk numéro bu ñu ma jox pour ma yónnee ci 108 000 yi numéro Western Union bi nit ki mu ngi nekk Kenya numéro bi ñu ma jox numéro bi Kenya la ak turu nit ki ñu ma jox yëpp envoyé ko par email ne ma foofu nga war a yónnee xaalis bi Western Union pour inscrire wu ne ma su ma inscrire wul avant jeudi bi ñu passé nii duñu mën a sélectionner sama dossier pour jox ma subvention ñu ne subvention bi mën na dem ba 25 millions yi ñu subventionné nit ñii ñu ngi daw ci réseaux sociaux yi ndax bari na jeunes yoo xam ne ñu ay porteurs de projet lañ comme man ñu ngi wut liggéey waaye yu ni mel dañ leen ci nax ni leen di gën a rey dañ koy defar ba mu jekk ba nga yaakaar ne lii ci ministère la jóge mais dañu war a renseigner wu informer wu bu baax. mu ngi noonu de. voilà lii na ci jeunes yi bàyyi. loolu nga may laaj dem ca ba jeex man si ñëw ma kenn exclusivité. c'est vrai. jox la carte blanche waaw c'est vrai. yàlla baax na waaw. nga ne. yàlla baax na. dégg ngeen xale bu jigéen bi li ko dal. li ko naroon a dal sax. mais dalu ko. waaw
parce que nee nag am na ñu bari ñoo xam ne instant bi dañuy verser seen xaalis te kañ koy verser ma nga Bénin wala ma nga Kenya ma nga Cameroun booy ñi ngi leen di xaw a rey ñi ngi leen di xaw a daj. xam nga kii lii dal na ko. waaw mu mucc ci. waaw bàyyi yitteem yëpp ñëw ci rajo bi wax. xam nga waxul pour ñu jàpp ñu ko def. dafa wax pour nit ñi yeewu ci. waaye jamono ji waaw ni da nga yagari dem ca wari ba. waaw di envoyé. mi ngi lay déglu en parlant de wari googu noonu. wari nañ jéem a xool kan mooy seen yore seen communication parce que doo xam koy woo. ñi koy jàmbat dañoo bari. da ngay jël sa 500000 yónnee ko wari yónnee ko Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye di am problème fu mu ko retiré. ministère de l'artisanat dafa am ay artisans yu bari yoo xam ni dañ leen a may ci affaire fond Covid bi. ay artisans yu bari yu jot ay 150000. ñu jaayale ko ci voie kii yu bari mais wari ci la bokk. mais ñi ñu envoyé pour ñu jot seen xaal 150000 yooyu problème la maanaam su Mouhamed Ndiaye yoree wari su ma ñëwee di ko jox ni ko yónneel ma aba 500000 yi Mouhamed Ndiaye damay encaissé defal ma envoi bi mais aba du encaissé du jot dina jot message. mais du point boo mu dem duñ ko jox xaalis loolu du yoon. xam nga suñuy xarit lañu dañ leen daan kii fii tamit mais si ça va ñu wax ko si ça ne va pas dañuy wax ça ne va pas. pour l'instant nañ jéem ci communiquer wari ça ne va pas pour temps yi bu baaxee ñu wax bu fekkee tamit am na ay malades yoo xam ne yónni ay malades yoo xam ne appuyé nañ leen ci wàllum xaalis faju jaarale ko wari ba léegi jotuñu ci. Pape Dieng a ngi déglu Pape Dieng jóg ci ba léegi jotuñu ci. gis naa seen benn communiqué. waaw bu ñuy wax li ko waraloon. waaw wax fi ñu mën a retirer xaalis. wax également effort yi ñu def. waaw comme ñun gàllawuñu seen communication. foofa soo fa demee. fa ñu wax ne fa la ñuy retirer soo fa demee léegi ñoom nañ ñu dimbale. du sax ñun la ñuy dimbale. mais ñi nga xamante ne ay artisans lañu nekk ci réew mi ñu jàppale leen xaalis ñu war cee jot liggéey ci. ñu jaarale ko ci ñoom te mun ñu caa jot ñu wax ñu ana nu ñuy def ba jot ci ak lu tee ñu jot ci. wala ci baax ni ko indi xalaas comme adduna bi yëpp kay xalaas dañuy déglu. ko indee fii ñu gën ci communiquer rek. bokk na ci sama benn waay yoo xam ni Ndiaye dafa ubbi ay place yu yéeme mais maa ngi waxtaan ak moom pour indi ko ci xalaas gi parce que nee na àdduna gi yëpp xalaas dañuy déglu Ousmane dafa ubbi ay place daal di koy di fa jaay ay saag ak ay dàll jigéen xam naa ne dina la seet si baan pour Kumba ak Mari Baan mais faaw mu ñëw accompagner ñu pour 1 ba 2 mois. ak Kumba Thiam na Ousmane Minam waaw ñoom ñëpp rek Ousmane Minam mu ngi may bàyyi xel xam naa ni buñ paree ci lii mais baan ñii wax mi ngi woon ci fond force Covid 19. dégg naa sa mbokk yi bi ñuy séddoo. maanaam acteurs culturels yi. waaw fecckat yi 18000 la ñu am. waaw ñoom dañoo baax rek mais loolu xam ngeen noonu nañ koo bàyyeek ñi nga xam ne ñoo feebar rek daal leen koy may. jaaxal na ma 18000 da xamul mënal ma ko mu jëm. fecckat nag bul yaakaar ni ñi ngay gis ci clip rek ñooy fecckat de. fecckat a nga ba Tamba fecckat. ñoom organisé wu na ñu xam ne diw mii fecckat la am na carte membre lii mooy profession. Njaay fecc. loolu ko siif rek ci nga bokk. fecc mbalax fecc salsa danse classique. acrobatie yooyu yëpp fecc la. ñi koy def ñëpp ay fecckat la. bu ñu amee ay këyit yu leer dañuy mos ci li nga xam ni mooy ay fo. waaw léegi nag yow kii étudiant yi. dóorkat bi gën a rëy ci Sénégal. Futurs Médias la ne. te Makumba Bey la tudd. mais étudiant yi. Makumba Bey. étudiant yi. daf maa dóor de. barke Serigne Bass Abdou Khadre sa Makumba Bey daf maa dóor mar. man taxawal man Makumba suñu mos. moom suñu mos. Ade Bayor. soo ko jàppee jàpp dóorkat soo ko bawee baw dóorkat. baan étudiants yi nañ xam ni. Makumba gàtt gi ma teg. étudiants yi nañ xam ni. waa ministère yow bu dem de. da ngay leeral li ba pare. da ngay leeral li ba pare dem kii di suñ collègue. kan Makumba. waaw dóorkat la. na ñëw fii toog. daf maa dóor. dóor yi metti li ma dóor. samedi ba léegi maa ngi koy wax ci rajo bi. baan waaw étudiants yi. waaw nañu xam ni ministère bi. waaw organisé wu na organisation boo xam ni. bu amoon ay fonds yu muy joxe ak ay di dimbaliwaat ak di financer. da ciy communiquer. waaw DER mi ngi. DER la ñu xam ci ay kër guy financer. waaw di financer xale yi ak jigéen ñi. waaw DER moom leer na moom. nekk lu am traçabilité. lu crédible jàpp ci xale yi bu baax. waa amee projet yóbbul ñu wax la ni ngay bindee projet DER financé la. xam nga ndax ñu ngi may dégg. en tout cas daal DER moom projet man mii. waaw man dem. Ndiaye xam ngeen DER lu muy tekki ci wolof. DER mooy lan. Ndaare. DER kon Ablaye DER na. Ndeer mooy non sant la Ablaye DER ngay attaqué yow. Ndeer mooy ndaare. Ndeer day am N. Ndeer la DER. DER mooy tekki ndaare. déedéet. ok
foofu laa yem foofu laa yem ak say financement say projet. mais alhamdulilah ba li français la. mais bii jëlul ndaare Ndiaye kii moom du nit jël pied. Ndiaye kii moom xam naa ni moo jàngal moo formé ma kumba bay déglu. na ma jot appel en absence ci numéro bi léegi. woo nga dëgg man la Mouhamed Diop maa ngi dëkk fii Casamance. waaw ko soxla. yow laa soxloon nga jéggal mu nag te baal ma ak nag xam naa nag jotoo maa xam. waaw. man sofoor la waaye suma papa moom fi yónnee woon Kër Massar. waaw. pour jëli fa bakaar fi juma. waaw. waaye ci retour yi laa mujjee nii paan ci yoon bi moom bëggoon sakku ndimbal nga jàppale ma ci crédit kay ngir yàlla tax ndax mën a xaw ma xamal ko ne oto bi dafa mujjee paan yi ci yoon bi. te maa ngi koy bippe ni sànq ba léegi wooguma xaw ma ndax dafa jàpp xam wala la. nga jéggal mu nag te baal ma ak. nga ni tur bi nan la. man Abdou Diop. Abdou Diop est-ce que mën nañu waxtaan tuuti maak yow waxtaan ci dëgg maak yow tuuti. bu la nekkee kay maa ngi lay déglu. waaw yow liggéey bii ngay def di wootee numéro yi di xool ay numéro di woote di expliquer histoire bi di ñu naan yónnee ma lii damaa paan fii damaa lii daf ma dal et cetera bu ñu waxantee dëgg xam nga ni loolu amul. waaw. n'est-ce pas xam nga ni amul yaa ngi toog sa kër wala yaa ngi toog sa salle di seetaan sa télé wala di feexlu di ko wax. loolu nga yaakaar. loolu mooy dëgg bu dee du dëgg waatal ma ngir yàlla ni ma du dëgg man loolu leer na ma ni looloy dëgg sama digganteeg yàlla xam naa ni loolu mooy dëgg fi mu ne nekkoo paanoo yónni wuñu la da ngaa toog di ko def rek. dëgg la wala du dëgg diggante xay yàlla loolu wóorul la. waaw sama man loolu lu ma leer la parce que est-ce que xam nga ni da nga may du bii mooy première fois nga may woo da nga may woo gi ma woowaat te foo ma woowee wax ma même chose te doo ko seetlu. numéro bi rek moo lay woo. waaw sa numéro bi mën naa la wax kañ nga ma woowoon. kañ. xaaral tuuti 78 458 24 09. gaawal da nga may yaa ngi may tardel le gaawal tuuti. yow du maa la woo kay. kay defal naa loolu tax ma ne boo ma woowee tamit doo ma tardel di. ma ne la wax kañ nga ma woowoon wax la kañ nga ma raconté woon même histoire bi encore. te nag loolu tax ma ne dangay gaaw tuuti yaa ngi may tardel. ci sama xalaat bu gàtt fi mu ne dafi woo leneen lu dul woo keneen ku mel ni man waxaat ko même chose dafi woo leneen yow xam nga loolu man xam naa loolu. loo tax ma ne yaa ngi may tardé dangay gaaw tuuti kay. ndax ma mën a jàpp leen. ci moom dara wala leneen loolu amul njëriñ fi mu ne mën ngay tardé. dinaa leeral beneen affaire nag. waaw. bul mu wax ne amul njëriñ loolu boo ko waxee du ma ko nangu ndaxte man am na njëriñ ci man ndaxte ci loolu laa dund. mais dund ci naxe bi di woote di naxe moom ngay dundee. wallaahi ci loolu laa dund xam nga ñaata kër la ma tabax Ndakaaru. ñaata kër la ma tabax Ndakaaru. waaw. benn kër ak terrain. am nga fi kër ak terrain. waaw te terrain boobu dinaa ko ci tabax ci incha allahu rabi dinaa ko ci tabax ci lii incha allahu taala ma leeral la ko nag. mais loolu même boo ci amee loolu yow kër googu di nga ci mën a dugal sa njaboot. waaw ci loolu foofu la ñuy ci ay ñàkku jàmbur nga ko am de. ci ay ñàkk ak ay woote di wax lu dul dëgg. wala ma luwee ko chaque weer ñu may verser ma koy dund ma ak suma njaboot yi. donc te di nga ko lekk tamit di nga ko lekk sa xel daal. moom bañ a kaa lekk. mais loolu riba la di sëñ sama xarit Abdou. ñun yëpp ci riba la ñu dund yi. ñun ñëpp ci riba la ñu dugg yow da ngaa xam ni ne ci li ñuy dund. yow sa bopp nga xam ne yàlla ñun ñëpp ci riba la ñu dund yow mën a dund gannaaw riba di. kon bu yàggee kon finalement d'accord nañ ci ni li ngay woote ak di ko wax amul yow da ngay jéem a naxaate jàng may woo di ma woowaat te seetlu woo ko sax. loolu tax ma wax li ma lay wax nii. pour léegi numéro yi yow booy woote nan ngay wootee da ngay jël rek sa téléphone bës woote wala da nga am liste wala nan ngay def. loolu waxuma la ko. loolu secret la. waaw loolu mooy secret liggéey bi. nga baal ma nag ci jéggal man ma continuer sama liggéey nga baal ma. waaw continuer waaw bonne chance yàlla na la yàlla soppi. fexe ba sa xel dellu si nga commencé liggéey comme ñëpp. ma dellu si fan. sa xel bu dellu see peut-être di nga bàyyi naxaate ngay xëy di ñax comme ñëpp. xalaatuma loolu. yow daal fi nga ko bëgg a jàpp. waaw kay kon ñu def noonu xanaa sa njaboot moom peut-être boo jëmee kanam tuuti bu sa xel dina dellu si ji. man bu ma amee njaboot ñu laa leen jàngal. maa ngi jégal nag bu baax. nga baal ma ñu def noonu jërëjëf. ok merci waay. kii Ndiaye la sant wala Diop. bu fekkee. xam nga ku ñàkk jom nga ñu fendi. xam nga Ndiaye waa réew mi dañoo tàmm boo waxee benn affaire ñu naan non dafa toog à la rajo lii waru ko wax ak yooyu mais nañu xam ni nit ñi ils sont indépendants. comme man mi je suis très indépendant ba tax na. maa xool ku ma neex ma faa ko. faa naa kii faa naa ko de. même bu dee ci lim ne
kii dina ko kii dafa yabaate Ada Bayor nee na nga wax nu mbir yi demee. Ada Bayor waaw Makumba. da nga Ousseynou Ndiaye xarit ba di ko jàppale. nee na nga wax ni mbir yi demee. non kooku maa ngi moom devant la justice lañ koy réglé maa ngi moom. kon baax na dóorkat la bu ñu jekku la rek. léegi. non fi ñu jëm. abaa kat moom nee na waa ji la faral xam loo ci xam. loo ci teg. waay waa ji kay. looy teg ci lii ki tëj na xalaas yi ndax moom waa jaa ngi koy yedd mu ngi naan waaj na nga gaaw damay liggéey. non dégg nee na ko su ma amee ak njaboot ci lii laa leen di yar. yaay nit day gëm boppam. déedéet waay ki gëm na boppam waay bàyyi ma ki dafa gëm boppam. am sa tasaw si début bi ngi lay nuyu nee na lii bizarrerie la. bizarrerie. waaw moom ne moo gën a une grande bizarrerie. bizarre de. kii dafa bizarre de. yéen ci yoonam. non kii dafa yabaat. dañ ko ñaanal yàlla. day na waat ñii que mais te moom loolu lay liggéey. il est conscient de ce ni muy toogee di xëy di woo nit ñi. c'est la même chose que xalaas boobu mu njëkk bi. noonu la ay étranger di toogee di préparer di garder di def seen i dóor di xawar ay étudiants ak ñoom seen. yéeme na de. kii daal Njaay la sant wala Jóob rek. déet kii kay alal bu ne borom lay nuroo yaa ko fi indi benn. mbokkumba bee la de. ay waay bay jàmbur. sama xarit mbokkumba. kon ba sama gars yi ba suba ak jàmm wala. d'accord mais. waaw mais lu des. bon. waaw benn information. benn accident bu yéeme bu am ci diggante Kaolack ak Kaffrine. joxe nañu limu nit ñi ca faatu. xaaral ñu jéem a jokkoo ak Ibrahima Diamé ngir mën ko confirmer. pour indi ci ay leeral. waaw. jaajëf. donc bëgguñu sori ci wax ji mais daal accident bu yéeme la ñu jéem a jokkoo ak Ibrahima Diamé. bu leen fàtte di takk masque yi. moytu dajaloo yi. waaw Ndiaye waaj nee na raxas loxo yi. ngeen gaaw moom day liggéey. d'accord nañ dem xaaral tuuti ma jéem a xool Ibrahima Diamé très rapidement bu fekkente ne mën na nekk. waaw Ibrahima Diamé. accident bi benn accident bu am. waaw Kaolack la ñu wax ne fa la xewe. waaw. Ibrahima yaa ngi en direct ci RFM accident bi nu mu demee. Ibrahima Diamé. Oui, donc, jërëjëf Mohamed. Donc, oui, Mohamed. allo Ibrahima. Ibrahima waxtu wi moo ñu xooj expliqué ñu accident bi ñuy wax nan la amee ak fan la xew. accident bi mu ngi amee kon diggante Kaffrine ak Kaolack ci dëkk bi ñuy wax kon dak Jaxate benn minicar daal moo mbëkkanteeg benn camion donc ñu ne ñu fi mu toll ni am na au moins 7 morts juróom-ñaari doomu aadama yoo xamante ne kon ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ngi nii ci yoon bi di koy dem pour xool rek exactement information yooyu nag waa sapeurs-pompiers ñoom ñoo ñu ko confirmer te kon accident bi mu ngi am boori 8 heures du matin te ci kon ci suba donc accident bi noonu lañ ñu ko yëgale ñu ngi nii ci yoon bi di dem pour confirmation exacte sànq rek bi ñuy ñëw ñu ngi taseeg ambulance yi ñuy daal di yóbbu blessé yi donc fi mu toll nii mais sax am nañ 9 blessés graves ak 9 blessés légers yoo xamante ne daal yóbbu nañ leen l'hôpital donc ci kanam ni daañu yegg fi nga xamante ne fa la accident bi xewee pour mën leen ko dégtal ni mu amee exactement Mohamed. mi ngi noonu Ibrahima Diamé information baa ngi noonu des na ko gën a yaatal di accident boo xamante ne ji am na ci yoon bi dox diggante Kaolack ak Kaffrine juróom-ñaari doomu aadama lañ ne ñoo ci ñàkk seen bakkan information la boobu ni ko Ibrahima Diamé waxee sapeur pompier ñoom ñoo dëggal bilan boobee des na ko gën a yaatal allo présidence. président de la République président ci côté Robe Colobane ak Sandaga résidence de Félix Faye Victor Hugo président de la République palais de la République résidence du président de la République ba nga xam ne mooy demeure historique située à la quartier de Cap Plateau capitale Sénégal construit en 1902 oui si ma neppal ba xaw naa yàgg laay mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Dia 1964 Abdou Diouf 2000 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat ñu xaar ndax xam kii woote bëgg jot président de la République ko kala waroon ak dal na fan lay woote salaamaaleykum ci alxamis salaamaaleykum maaleykum salaam ça va mbaa yaa ngi ci jàmm ay ca sëñ bi joxal tur bi ak sant bi waaw c'est monsieur Mamadou Diop président mouvement ànd Benno de Diass. Mamadou Diop. oui. mouvement ànd Benno bu Diass. de Diass oui. ayca tey de alxamis. lu waral woote bi. waaw li waral woote bi mooy xam nga soo nekkee ci dëkk. nekk autorité. jiite ay nit. boo gisee dara di ñëw di dal ci askan bi. wax nga àddu jëme ci.
bon dama gis ni que crise mi ngi ñëw ci wàllu gerte gi ak li nga xam ni moom mooy wàllu suñuy repas. parce que soo xoolee ci wàllu économie. bi feebar bi ñëwee ba léegi. lu bari dafa commencé ci suñu wàllu ay lekk di wàññeeku daal. donc ma xalaat ci loolu ma ni no président bëggoon naa ko jot pour waxtaan ak moom. maanaam ci wàllu économie. wàllu économie bi nga xam ne mi ngi sooxe mi ngi jëm suuf. maanaam yow ci gerte gi daal gis nga ni maanaam affaire bi dafa xaw a sooxe. effectivement. maanaam ci ban fànn maanaam ci baykat bi la wala ci état bi la. ci damay wax ni que état bi dafa war a fexe moom ak baykat bi ñu juboo. waaw parce que bu fekkee jubóowuñu gerte gi mooy waral ñu di ko jël di ko jaay ci yeneen pays. dëgg waaw. et loolu buñ ko dee def suñu côté économie day gën a daanu ci wàllu arachide. mais sëñ bi est-ce que jaaduwul tamit xam nga bu nee jeudi économie est-ce que jaaduwul tamit. maanaam baykat bi nga xam ne état day jël jiwu jox ko. jël engrais jox ko. kooku bu jiwee gerte gi ba gerte gi ñor est-ce que prix bi état joxe. jaaduwul mu jaayee ko prix boobu ngir maanaam mën a. Bonjour. Après la lecture du communiqué sur la Covid-19, nous aurons une communication du professeur Souleymane Boub de l'IRSF. Communiqué 333 de la pandémie à Covid-19 au Sénégal. Ce jeudi 28 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2262 tests réalisés, 304 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 104 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 200 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 30 à Kaolack, 12 à Saint-Louis, 9 à Guédiawaye et Touba, 6 à Tivaouane, 5 à Dakar Plateau, Mariste, Ouakam et Thiès, 4 à Diourbel, Fatick, Mbour et Vélingara, 3 à Diofior, Fann Résidence, Kaffrine, Keur Mbaye Fall, Linguère, Sacré-Cœur 3 et Yoff, 2 aux Almadies, Bambey, Koki, Dara, Fass Mbao, Guinguinéo, Kébémer, Kédougou, Khombol, Liberté 6, Matam, Médina, Ngor, Niakhar, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Popenguine, Sébikotane et Thiaroye. 1 à Amitié 1, Amitié 2, Bargny, Bop, Cité Comico, Cité Keur Damel, Cité Keur Gorgui, Diamaguène, Foundiougne, Hann Montagne, HLM Fass, HLM Grand Médine, Keur Massar, Kolda, Koungheul, Liberté 1, Liberté 5, Maka Koulibantang, Malicounda, Mermoz, Ndofane, Ngaparou, Ngexo, Ñaari Tali, Ouagou-Niayes, Pikine, Point E, Rufisque, Sangalkam, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam, Saraya, Sokone, Thilogne, Tivaouane Peulh, Yara, Yène, Yeumbeul et Zac Mbao. 270 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 13 décès ont été enregistrés ce mercredi 27 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 711 cas ont été déclarés positifs, dont 21 395 guéris, 614 décès et 3 701 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, notamment le port correct et fréquent du masque couvrant la bouche et le nez,
le lavage régulier et fréquent des mains à l'eau et du savon ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, la distanciation physique. Je rappelle encore les numéros utiles, le 800 00 50 50, le 19 19 pour la cellule d'alerte et le 15 15 pour le SAMU. Merci de votre attention. Assalamu alaikum. bu ma paree jottali leen xibaaru bu jógee ci ministère bu ñu dënk wér gu yaram askan gi professeur Souleymane Mboup dina jokkoo ak yéen ci li ñu jëm a seetlu ci mbas mi. tey bésu alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñu dënk wér gu yaram askan wi jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar test yu ñuy def ñetti téeméer ak ñeent ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñeent cas contact mooy ñi joto jaxasewu ak ñi amoon doomu jàngoro bi amul benn cas importé ñaar téeméer cas issu de la transmission communautaire mooy nem ñu jot ci doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu fanweer la ñu nemmee ko ca Kaolack fukk ak ñaar ca Saint-Louis juróom-ñeent ca Guédiawaye ak Touba juróom-benn ca Tivaouane juróom ca Dakar Plateau Mariste Ouakam ak Thiès ñeent ca Diourbel Fatick Mbour ak Vélingara ñett ca Diofior Fann Résidence Kaffrine Kër Mbaye Fall Linguère Sacré-Cœur 3 ak Yoff ñaar ca Almadi Bambey Koki Daara Fass Mbao Guinguinéo Kébémer Kédougou Khombol Liberté 6 Matam Médina Ngor Niakhar Ouest Foire Parcelles Assainies Popenguine Sébikotane ak Thiaroye benn ca Amitié 1 Amitié 2 Bargny Bopp Cité Comico Cité Kër Damel Cité Kër Gorgui Diamaguène Foundiougne Hann Montagne HLM Fass HLM Grand Médine Kër Massar Kolda Koungheul Liberté 1 Liberté 5 Maka Koulibantang Malicounda Mermoz Ndofane Ngaparou Ngexo Ñaari Tali Waagu Ñaay Pikine Point E Rufisque Sangalkam Sacré-Cœur 1 Scat Urbam Saraya Sokone Thilogne Tivaouane Peulh Yara Yène Yeumbeul ak Zac Mbao ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak ñett malade ñoo ngi réanimation fukk ak ñett malade ñàkk nañu seen bakkan bésu dëmb alarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak benn cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak benn ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom wér nañu juróom benn téeméer ak fukk ak ñeent ñàkk seen bakken mu des ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak benn ci hôpital ministère bi ñu dënk wér-gu-yaram askan bi mu ngi ñaaxati askan bi ñu sàmmonte ak digle yi jot a joxe maanaam muy takk masque saa su ne di raxasu ak ndox ak saabu di dandante lu toll mètre suñ diggante waaye itam may fàttali numéro yi 800 00 50 50 19 19 ak numéro 15 15 pour ñu mën a teel a jokkoo ak waa kër docteur ñoo ngi leen di gërëm wasalaam